mi nga xam ne sonn t-shirt bi ñu ne dafa am drapeau bu ci nekk drapeau LGBT la LGBT mooy L mooy lesbienne boobu yëpp xam ngeen ko yaakaar naa B bi bisexuel T bi transgenre wala transsexuel mun tudd LGBT lu des G bi mooy gay waaw lesbienne mooy jigéen ñi nga xam ne ñoom dañuy bëgg a séeg seen moom jigéen gay mooy góor bi nga xam ne moom góoram day bëgg di séyal bisexuel day séy góor di séy jigéen transgenre mooy ki nga xam ne moom la mu doon moom loolu ci da ko yàlla bindee xeeb na ko moom góor la ko yàlla bindee mu ne bëggul nekk góor jigéen la bëgg a nekk ba yàlla bindee ko jigéen mu ne moom bëgg mu xeeb jigéenam bëgg a nekk def ko góor léegi ñoom drapeau boobu d'abord dafa am histoire ndax ñoom seen drapeau dafa am luy symboliser si ñoom mun na ne histoire symbole si ñoom góor jigéen ñi bu ko doon dàq dafay dellu ba si jamono Hitler les camps de concentration nazi Hitler moo commencé woon bon moom mu jàppee góor jigéen ñi bu jàpp ndax moom Hitler du daan rey juif yi noonu daan rey góor jigéen ñi ak lesbiennes yi ndax nee na ñooñu daanaka amuñ njëriñ société bi dañuy yàq jikko yàq askan yàq gox ci cadre boobu noonu boo xoolee camps de concentration nazi yi ñoom homosexuels yi ak lesbiennes yi muy góor jigéen yi xam naa bu dee jigéen xanaa jigéen góor la ñuy wax yaakaar naa mu ne ñoom daanaka ñoo occupé niveau bu gën a baax ci échelle bi ñoo nekk la plèbe ci suuf lañ nekk ci ron bi ñooy baadoo lay tekki ñu fa dara liggéey yi gën a métti ñoo koy def ñoo gën a métti yu duma te saa de ñoom ñooy cobaye yi nga xam ne mu dee def ay expérience scientifique si ñoom la koy testé léegi pour différencier na ak yeneen prisonniers yi dana def ñu góor ñi mu defam benn triangle bu rose inversé jigéen ñi benn triangle bu noir inversé moo tax ginnaaw après le règne nazi wala l'oppression nazie ginnaaw ba loolu weesoo le holocauste homosexuel l'holocauste homosexuel jàll léegi nag góor jigéen yi nga xam ñoo rescapé ci camp nazi yi ba ñu commencé di waxtaan dañ jëloon symbole yooyu Hitler joxoon leen muy ñaari triangle yi bu rose bi ak bu ñuul bi daane mooy seeni symbole bañ dee ba si jamono nag yeneen góor jigéen ñi commencé daane noonu loolu woo ñu ko def symbole parce que dafay fàttali si ñoom dafay fàttali lu metti si ñoom muy duma yi Hitler doon duma leen bëggal dina alak dafa leen fàttali te loolu daal gënul la nañu bàyyi boobu léegi ci cadre boobu bañ demee mu am si ñoom benn waaju naan Gilbert Baker benn américain la en 1978 mu adopté benn drapeau à 8 couleurs boobu 8 couleurs la woon ba mu dee année bu stop ñu réduire ko 2 couleurs mooy boobu la ñu maintenir actuellement mooy bi nga xamoon ci setu gone yi mu à 6 couleurs drapeau bu am juróom benn couleur juróom benn couleur yooyu nag boo xoolee rouge la rouge orange jaune vert bleu ak violet couleur bu ne am na li nga xam moom lay symboliser moom la gars yi tuddee drapeau arc-en-ciel mais arc-en-ciel yaakaar naa 8 couleurs la te boobu 6 couleurs moo seen arc-en-ciel dafa mel 8 ou 9 couleurs la takkatuma ko mais boo ko di couleur arc-en-ciel ëpp na 6 mais daal xam naa bëri na couleur daal xam naa drapeau suuf kànja lañ ko mën a tuddee bu doon fii dégg nga kon drapeau boobu nag léegi am nañu ne am na ñu si nekk nag di polémique yenn gars yi naan waaw sol benn tiset kese taxu nga nekk góor jigéen yonent moo ne man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum mu ne kuy nugul ay gars yaag ñoom yéen a bokk kon boo xam ne lii symbole góor jigéen nga sol ko ah man wax ma la góor jigéen la kenn waxloo ko mais yow sa bopp yaa bëgg a boole sa bopp ci góor jigéen bu ñu dégg hadiis bi yonent wax kon moo tax ñun àgguñ sa si ne ko góor jigéen la waaye dañ yaakaar ne daal war naa xoolaat comportement moom gone boobu noonu yemagum fii boo fee yaakaar ne la gis ñoom waaw ginnaaw loolu léegi bu ñu gisee ne drapeau bi am na histoire expliqué ko si Hitler jamono camp de concentration yi si góor jigéen ñi leen doon defal kii triangle bu rose inversé jigéen góor yi ñu leen doon defal triangle bu noir inversé ak affaire di dox ba ñu mujjee am 8 couleurs defaat ko 6 couleurs mais gis nañ ne drapeau yi fan yi nu ñu koy tafee fu nekk drapeau bi yegg na foo xam ne drapeau Sénégal yegg fa daanaka fu mu toll nii dañ koy méngale ak drapeau États-Unis fu mu jot a yegg léegi ñoom dafa mel ni comme si dañuy jéem a defar benn propagande affaire góor jigéen léegi propagande boobu noonu loolu naka nga ko jàngatee waaw xam nga dañu toll foo xam ne xam nga àdduna dafa toll foo xam ne mbon gi maa dafa wulee ñaay comme ni nga ko waxee souvent léegi ñoom góor jigéen ñi man dama gis ne ñoom seen bopp dañoo ils sont victimes wala xam nga la ñu la wax
wala ñu utal ci français comme pronom personnel comme bu ngeen demee góor jigéen yi ñoom seen bopp dama gis ne ñoom dañoo récupérer seen combat daa am ñu ko récupérer seen combat di dawal yeneen idée ci ginnaaw maanaam c'est-à-dire que ñoom seen boppam man damaa yaakaar dañoo waxtaan ak xoolal seen comportement ndax lu bëgg a tas góor jigéen ci àdduna pour man du ñoom mais am na ay forces occultes ne ci ginnaaw yoo xam ne tasub góor jigéen da ci am intérêt tasub góor jigéen da ci am intérêt ndax lobby yi ak système capitaliste lépp loo xam ne day génnee xaalis ñoom hésité wuñu amuñu benn problème lu mu ñaaw lu métti rek lépp loo xam ne mën nañ ci am dërëm rek dañ koy tasaare comme li yàlla waxee ci alxuraan allazi jamaa maala wadada yaxsabu anna maala axladahu ñoom xaalis lañ soxla dajee seen xaalis di compter am ay millions am ay milliards yaakaar na xaalis moo tax ñu éternel yaa ngi dégg ci cadre boobu nag moo tax ba ma foog ne sama analyse dafa woon ne kon loolu góor jigéen yi tas gi ñu tas dafa am ay mains yu ne ci ay loxo yu ne ci ginnaaw yu leen di pousse di leen forcer di leen defal propagande di leen defal promotion pour que ñu jëme àdduna bi feneen foo xam ne beneen nouvel ordre da dégg nouvel ordre mondial nouvel ordre mondial mooy nu tudd ordre ab kaw ordre ab kaw mooy dañu ordre balaa muy am foog kaw day am ordre soo génn ci kaw bi kon monde bi nu muy doxee nii dafa suppiku jaxasoo lépp jëm ba kenn xamee lu mu tudd leneen ak moo xam ne lu gënoon tuddee la subversion pour que après ci ginnaaw loolu nag ordre beneen ordre di génnaat muy nouvel ordre mondial bi dama gis ne kon lii yëpp nag muy propagande góor jigéen yi demee noonu dafa bokk ci calendrier nouvel ordre mondial waaw góor jigéen si boobu dañuy utiliser léegi dégg nañu wax ji léegi ginnaaw loolu léegi bëggoon nañu xam maanaam lan mooy cosaani góor jigéen ndax sànq dégg nañ la nga laaj ndax dangaa bëgg ñu yombal affaire bi ndax dangaa bëgg mu kawe ñun nag dañaa bëggoon mbir mi gën a kawe léegi ñu bëggoon a laaj lan mooy cosaanu góor jigéen cosaanam yi nga xam ne am na ko si monde bi ak fii nga xam ne mooy si biir Sénégal yi lan mooy cosaanu góor jigéen waaw cosaanu góor jigéen lu yàgg la boo ko doon bëgg a tënk ci histoire yi ñu dellu fu naan Saddu moom la gars yi naan Sodom bàyyi ba dem fay ko dégg nga boo dee ci Bible la nga dégg Sodome et Gomorrhe ci biir Genèse ñu koy nettali chapitre 19 muy benn yonent bi naan yonent yàlla Luut mooy yonent bi nga xam ne moom naan mooy yonent góor jigéen ña ndax moom mooy xeetam moom lay yónnoon ci xeet boo xam ne ñoo doon jël góor di ko tëddee ba moom ba sama mën na leen ba xam ne ngeen dikkee ñaawteem koo xam ne amul kenn koo xam ne jiit mi leen ci mbon ku wane ne ñoom xeetu yonent yàlla Luut ñoom ñooy ñi nga xam ne góor jigéen fa la tàmbalee léegi pour indi origine góor jigéen dama lay dalal ci Alxuraan boo xoolee Alxuraan suratul Ankabut yàlla mi ngi naan wa Luutan iz qaala li qawmihi innakum la ta'tuuna al-faahishata maa sabaqahum bihaa min ahadin min al-aalamiin mooy wa Luutan mu ne ak Luut iz qaala li qawmihi fàttalikul ba muy wax gaayam ya innakum ndaka yéen la ta'tuuna al-faahishata da ngeen def ñaawtif boo xam ne maa sabaqakum bihaa min ahadin min al-aalamiin kenn si mbindeef yi jiituwu leen ci yàlla mu leen boo xam ne da ngeen def ñaawtif boo xam ne kenn ci mbindeef yi jiituwu leen ci ñaawteef boobu mel ni dañuy yàlla lan may ñaawteef bi mun ay innakum la taatuuna rijaala mu ne yéen da ngeen di dikkee góor ñi maanaam da ngeen di séye góor ñi n'est-ce pas waaye di ñoom bi dañoo bàyyi jigéen di séye góor ñi waa tax taxunal sabila ba pare ngeen dog yoon mooy coupeur de route addu calpe day defaa ni taxaw ci yoon ka ñu jaar taxaw ci yoon bu nit ñëwee nga dóor ko wala nga duma ko nangu xaalisam addu calpe baatu pël la xam ba xam pël yee ko jàngale wala mu ne waxtaatu na fii naa di bu mun kaar te da ngeen def aussi ay ñaawteef mooy yoo xam ne yàlla di ko si daka bañ dane mu ne fa maa kaana jawaabu qawmi yi mu ne tontu xeetam nekkul lu ñu ne ilaan xaalu lu ñu ne iti naa dikkee ñu bi azabillahi ci mbugal yàlla in kunta mina saadiqin boo xëy dëgg nañ yàlla duma léegi-léegi bu fekkee li nga dëgg la kon boo xoolee aaya bi dafay wane ne kon ne góor jigéen maanaam xeetu yonent yàlla Luut fa la tàmbalee am yenn aay yu koy di ci Alxuraan mais comme yaakaar naa question yi dafay gën a yaatu après dañu ci gën a développé incha allah dégg nga kon ba mu commencé si Sodome am na Bible ne Sodome et Gomorrhe nekk na di yaatu ba àggoon ci Babylone Babylone dégg nga ba ngay dégg Bible di ko jàngale Alxuraan di dut Baabil mais xeet la boo xam ne ñu mënoon fontoo yàlla lanu yàpp yàlla loolu ñaawte bu ne def nañ ko léegi nag ba mu jaayee ci Babylone aussi fekk na fa góor jigéen am nañ sax ñu ne sax boo gisee yàlla tas Babylone duma leen mbugal leen
jaxaseen làkk góor jigéen bi joué na ci rôle bu am solo. boo jógee ci Babylone nga xool tam ba tey ci culture njëkk yi Égypte antique ba si Égypte boo xoolee fresque yi nga xam ñoo nekk ci seen mur yi seen gravure da ngay gis tamit ay góor des fois juutal moomu góoram di ko jam ci ginnaaw mbaa mun ne ubbi tànk yi dugg si diggante tànk yi di jaar ko ci tubu gi kon boo xoolee gis ne kon dafay wane kon Égypte ndekete kon góor jigéen ma nga fa woon. boo xoolee sa seen firaaw bu na Akhenaton boo xool du ko di dessiné boo xoolee dessin yi gravure yi day gis ne hanche yi fii day sentir ne dafa xaw ma hanche jigéen lañ koy xaw a jox boo seetloo boo xoolee gis xam nga jigéen dafa nu ko yàlla bindee góor bu taxee nii boo ko xoolee shape bi ak jigéen duñu benn mais boo xoolee shape bi hanche nga gis hanche dafa ko hanche jigéen nga gis na kon ñu ne am na sax ñu ne Akhenaton isa nekkuloon transgenre xaw ma transsexuel xaw ma am na ñu ko sax ñu ko wax yaa ngi dégg kon boo xoolee kon Égypte da ngay gis ne kon góor jigéen tamit yaatu woon na fa parce que Égypte tamit dëkk la boo xam ne mbon boo xalaatee ma nga fa woon. boo jaayee tam ba tey ci culture yu njëkk yi mel ni grec la Grèce antique la culture grecque boo demee Grèce amoon na lu naan pédérastie boo xool la république de Platon boo xoolee le banquier moom daanaka moom loolu mooy dox damay Alcibiade si loolu lay bëgg a woo Platon wala kii nu du Socrate si loolu la koy bëgg a woo. ndax boo xoolee ci banquier bi ci waxtaan bi ñuy waxtaan ñoom di waxtaan ci la Eros naa di waxtaan ak yooyu boo xoolee Alcibiade moom loolu yëpp waxtaan bi intéressé ko li ko intéressé mooy moom mi ngi jéem a incarné Socrate ne dafa na Socrate te ñaari góor lañ ñoom ñaar ba Socrate naa ko su ma nee je t'aime ce n'est pas ton corps mais c'est ton âme que j'aime bu ma dama la bëgg nekku ne sa yaram laa bëgg mais ma sa ruux gi laa bëgg pédérastie mooy lan ñaari góor nga ci benn xale bu góor bu rafet bu jantal yow tamit nga ànd ak moom mu nekk sa waaye ngeen ànd fonde bi ne ànd jàppante loxo di waxtaandoo di añandoo di tëddandoo bokk sango benn sër di def nangam sàngam ak yooyu nee ngeen foofu nee na nag foofu la yem mais leneen du ci xaw wala alam effectivement pédérastie bu duñ ngoo jigéen it xam naa cousin am la doomu ndem wala doomu ni yaayam wala doomu bàjjanam yaa ngi dégg en même temps aussi mais tamit homosexualité amoon na mais l'homosexualité dañ ko interdire en Grèce mais am na ñu ne amoon na de manière clandestine exemple boo xoolee sa wax nañ sax yi seen yenn yàlla yi c'est des homosexuels tu mel ni Zeus waaw Zeus amoon na benn waaye bu naan Ganymède wax nañ loolu yàlla bi naan Apollon aussi amoon na benn waaye bu naan Hyacinthe kooku tamit ñu ne ay couple homosexuel lañu yaa ngi dégg wax nañ sax hatta Achille mi ngay dégg la guerre de Troie boo lee Odyssée les nu tudd Iliade Odyssée d'Homère Achille moom ñu wax naa guerre de Troie moom ñu wax ci guerre de Troie am nañu ne moom góor jigéen la woon amoon na mu tam benn waaye yoo xam ne benn ko moo coxo la nga tuddee ko moo ni nga tuddee seen waxi noonu wax nañ ko ci ndax am ba tey boo xool tamit amoon aussi lesbianisme ci biir la Grèce antique am na benn poétesse naan Sappho 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 yaakaar nañu ko mën a liiree Sappho moom tamit lesbienne la woon moom tamit poétesse la woon mais boo xoolee ci quelques fragments yi nga xam am na ko gars yi nee na diina ko ci ay poésie am day gis muy wax taawu jigéen ñi di wax moom nu mu nobee jigéen ñi te moom jigéen la kon boo xoolee lesbianisme la moo tax ba tey sax attirance entre deux femmes dañuy utiliser terme sapphisme boo déggee sapphisme SAPHISME pour dire en attirance bu góor jigéen dem ci moom jigéenam sapphisme la utiliser baatu mu jógee si turu poétesse boobu muy Sappho ba ci lesbianisme sax baat bi fu mu jógee ci Lesbos mooy île bi nga xam ne moom ndaw si fa la dëkkoon mooy île bi mu tudd Lesbos île boobu nag ci la baat lesbianisme jóge ba lesbienne ak yooyu yëpp ci la jóge n'est-ce pas ci la bàyyi ko kon boo xool te day gis ne foofu kon homosexualité amoon na fa boo jaaree ba ci Rome antique homosexualité amoon na fa daanaka Rome ba muy Rome ba léegi homosexualité ñoo ànd léegi nag xam naa loolu moo topp ba léegi ceeñ léegi nag il a fallu que après le concile de Nicée xam nga ki ba empereur bi nu mu tudd Constantin duggee ci christianisme woote concile de Nicée en 325 après ñu commencé ñu waxtaan daal di daje xool ñu bennalee chrétiens yi yaa ngi dégg c'est catholique yi chrétiens yi daal di taxawal seen diine boobu noonu nga xam ne si les 4 évangiles après ba ñu demee après ku ko remplace Théodose ba Théodose ñëwee moom moo décrété le christianisme bu nekk la religion d'état ba mu décrété christianisme la religion d'état moom moo tere góor jigéen ci Rome moo ne moo commencé ku fay góor jigéen ñu duma la mbaa ñu rey la mbaa ñu xool ñu jëflante ak yow mais góor jigéen bi ngoon foofu Rome amoon na fa bu yaatu woon na fa loolu boo génnee foofu tamit boo ñëwee ba ci Inde
boo xoolee boo xam ne les temples les temples de Khazuraho K-H-A-Z Khazuraho Khazuraho comme ni ko indi lii de yaa ngi dégg seen temple yooyu tamit boo xoolee da nga fay fekk tamit ay scène de nu tudd tool orgie mooy maanaam sëy goo xam ne groupe ñoo fa nekk waaw ñi kii di roog def nii kii xam ngeen daal moo dugg ci yooyu waa gaa na sëñ amul ay scène d'orgie yooyu ne dañ si gis des fois ay pénétration anale daana si am nga gis na kon ton loolu dafay wane kon homosexualité kon li ñu woon foofu ci ànd yaa ngi dégg yemul foofu sax boo xoolee même les textes du Kama Sutra le Kama Sutra benn ay textes yoo érotique la yoo xam ne benn sëriñu indo bu naan Vatsyayana moo ko bind le Kama Sutra tamit boo xoolee tamit daanaka dafay def apologie sax des relations homosexuelles moo xam góor ak góor moo xam jigéen ak jigéen kon day gis ne kon civilisation culture inde aussi xamoon na li nga xam ne mooy homosexualité xamoon na ko boo ñëwee tamit ba tey ci la culture occidentale wala particulièrement Europe boo xoolee depuis boo xoolee la Renaissance day gis ne daf ay traces da ngay gis ne kii œuvre artistique yi dafay wane ne ay traces d'homosexualité mi ngi foofu wala sax du ay traces mais homosexualité amoon na fa doole. moo tax à l'époque de la Renaissance boo xoolee surtout Italie yi nga xam ne Renaissance fa la départ fa la commencé boo xoolee bëri woon ay homosexuels ay Léonard de Vinci sax gars yi boo xoolee gars yi nee na moom si boo homosexuel la woon. mais homosexualité Léonard de Vinci homosexualité spirituelle la woon homosexualité spirituelle ndax homosexualité dafa ànd ak spiritualité yaakaar ne foog naa da nga ma laaj drapeau bi sax lu muy symboliser lu muy couleur lu muy symboliser mais am na dimension spirituelle la ci homosexualité xam naa yu Sénégal dama gën a xamuñu ko dégg nga ba si Michel-Ange bi ngay dégg boo xoolee gars yi nee na boo gisee ay liggéeyam ay travaux am da ngay gis ne kii ne góor jigéen la parce que ni muy defee mettre en exergue ay nu mu tudd ay parties génitales góor ñi ak yooyu nangam sangam ak yooyu noonu ak yenn témoignage yu gars yi def ci moom dañu gis ne moom Michel-Ange nekkati góor jigéen la wax nañ ko yaa ngi dégg boo génnee foofu tamit boo ñëwee ba ci tamit le 18e siècle nga xool le néoclassicisme après nga xool le romantisme daal di xool le surréalisme aussi da ngay gis ne tamit à chaque fois trace góor jigéen dafay am daana dafay bari surtout Italie moom fa la gën a wulee ñaay ba moo tax benn chrétien bu benn moine bu doon wax en Jérôme daan wax naa l'Italie moom c'est nu tudd c'est le Sodome c'est actuel Sodome bu doon wax ci biir bi ne Italie la tellement que ba léegi sa italien daf bay góor jigéen ba léegi loolu dañ koy dund ba léegi noonu rek noonu tamit ci yeneen culture yi ba ci France ak yeneen culture yi booy bàyyi na fa wax naa sànq ci réalisme boo xoolee ku mel ni Gustave Courbet peintre boobu noonu boo xoolee moom moo peintre moom moo def dessin bu doy waa boobu nga xam ne l'origine du monde yaakaar nekk la ciy def mu def ay jigéen bu tëdd jaaxaan kenn xamul xam nga loolu tamit origine àdduna bi yaakaar naa nekk ci pays jigéen la bàyyeekoo àdduna bi yaakaar lu si jublu amaana moom moo ko xam boo xam moom tamit moom Courbet Gustave Courbet moom tamit daanaka témoignage yu nit ñi am ci moom wane ne moom góor jigéen la yaa ngi dégg boo ñëwee tamit ba tey ci le surréalisme xataa nu tudd Flaubert waaw noonu André Breton ba ci Breton am nañu sikki sàkk est-ce que góor jigéen mais boo si Jean Cocteau moom moo gën a leer moo def affirmé ne moom góor jigéen la le poète Jean Cocteau daf affirmé ne moom góor jigéen la kon yaatu na ci bëri na ci tamit boo ñëwee ba Sénégal moom góor jigéen yàgg na Sénégal mais comme ñun amuñu ay documents écrits amuñu ay tableau yu ñu bàyyi yu ma gis mais su ñu fekkee suñu jamono daana gis góor jigéen yi si koñ bu nekk am na góor jigéen bu fa daan fréquenté si benn kër ñëpp gis ko mu ñëw di ànd ak jigéen ñi di xawaaree ñoom tàppante ñoom dugg ñëpp di nga gis mais boobu góor jigéen boobu nag dimension bu ñu yoxal ma day gis ko efféminé yooyu yëfi jigéen di wax waxi jigéen def nii nangam sàngam ak yooyu bu dee dox sax nii lay def sabandoo bi nii waaw ñëpp dañ nga xam ne diw góor jigéen la ci ngénte yi ñoo fa doon nekk di animé ngénte di jéeg ak nangam sàngam ak yooyu ñoo fa doon nekk yaa ngi dégg boo xoolee góor jigéen boobu fesoon na ndax maa ngi fàttali am na ba nekk xale am na benn maire bu ñu déglu la ba ñu nekkee xale maire bi moom yëfi góor jigéen yëfi sabar ki see ko nekkoon mës naa dégg moom benn tur góor jigéen bu mu wax mais comme enregistrement la àdduna dafa sax mu tudd turam daane kooku amoon na jëkkër ba sëyi ndaat waaw lii maa ngi xale bu ndaw dama fàtte mukk ba léegi mais ba mu nettali scène bi nu ñu toogee woon disposition ci kër gi maa ngi koy fàttali ci ëtt bi mu ne amoon na jëkkër ba sëyi ndaat ko dafa mel le mariage gay
a longtemps été célébré au Sénégal mais peut-être tey internet beeg médiatisation amuloon dégg naa moom yaa ngi dégg. kon góor jigéen bi yaatu na kon nga xam ne kon da nga si déggee ne kon ba tey góor jigéen ci acte tamit. ci rapport sexuel defante. tamit amoon na fi. je me souviens bay nekk xale ñun bay nekk booy am na suñu benn booy ay morom la ñoom moromandoo xale bu jigéen ñi moom il am na ñu ne sax des fois danaan wéet ak ñoom suñu tuddee nañ pour ñu def ko saay-saay. waaw am na ñu ko nettali si ay tey suñu xarit suñu moom am na ñu ko nettali. danaan day tudd woykat bu jigéen bu siw bu jamono jooju noonu damay bañ tudd turam parce que aw si du sensible. danaan la maay kooku yaay sama jëkkër xaw ma fu mu nekk léegi. xam naa danaan enregistrement si net bi si nekk ko ci moom boo may dégg danaan maay kooku maa ngi yaay sama jëkkër. kon day xam ne kon góor jigéen tamit yàgg na fi. kon boo ko toppee tamit benn ba benn ku si nekk si ñun rek di nga fàttaliku ba nga nekkee xale wala gis ay góor jigéen yoo xam ne ñu ngi fi. ba suñu fii quartier fii ne ana benn góor jigéen bu siiw fi dëkkoon ko am ñëpp xamoon nañu góor jigéen la. ba tey suñu génération bañ dee ba xaw a dëgg xam naa ñoo xam ne daan leen neexal ay 700 800 ñu koy defal bagage. xam naa ñoo xam gis naa maa ngi ba léegi maa gis ñoo xam ne da leen neexal ñu koy defal bagage ñëpp xamoon nañu waaw. ba ma inscrit Limamou Laye seconde si ba ma demee di inscrit gis naa ko fa. boo ko fa gisee maa ngi doon posé la question kii lu muy def fii. après nag yàggul dara la suñu benn copain am benn booy bu ko doxaan ci biir lycée Limamou Laye bi ñu jeex di def Limamou Laye jamono yooyu xam na du dégg instant dina xam na laay wax suñu benn copain am na benn booy bu ko bind lettre incarné ko ne ko dama laa nopp te kooku góor la ni moom ba looy créé def ab scandale ak yooyu te ci lettre boobu booy bi mi ngi koy wax ne dañu am réseau ci basket bi tudd équipe yi mag équipe club basket Sénégal yi mag ne ko am na suñu gars yi fa nekk yoo xam ne boo d'accord dama lay boole ñoom ñu jàppale la nga avancé kon boo xoolee kon góor jigéen daal daanaka ak histoire doomu aadama daanaka dañoo yàgg. kon moo tax boo tracé histoire góor jigéen civilisation bu ne culture bu ne. góor jigéen ma nga fa waaw. waaw jërëjëf sëriñ bi ñu ngi rafetlu tontu gi. kon daal bu ñu la déggee wàllum góor jigéen daal lu ñu ko foogoon yaakaaroon dafa nekkoon fu sore bi noonu daanaka demeewul noonu mu ngi si histoire bi daanaka fépp. ni nga ko tàmbalee depuis si yàlla aay boobu mu wax si kii surtout Ankabut. depuis si jamono yonti yàlla Luut. ñëw ba léegi ba Sénégal ba daanaka. ñu wër ñëpp ñu wër ñëpp mais ñu wër ñu bëri naka am loo xam ne lu bëri dañaa yaakaar ne fu sori la mais naka soriwul luñ jege la mais laataa loolu laata ñuy continuer dañuy ñëwaat si benn affaire sànq la dégg nga wax benn affaire boo xam ne buñ ko déggee ñun suñu fit dafa rëcc dañaa dégg nga ne comme góor jigéen ñi drapeau bi nga xam ne mooy drapeau LGBT dafa am lu ñuy wax benn dafa am spiritualité ñun ak samay ñooñ ñun ñu xamoon si spiritualité bu njëkk mooy spiritualité bu ñu nga xamee moom wàllum yàlla wàllum lu baax ak yooyu jamono ñuy dox ba ñu xam ne nu mu amee spiritualité yu baax yi les spiritualités orthodoxes noonu la amee des spiritualités hétérodoxes yi nga xam ne safaan bi la ay wàllum seytaane ak yooyu noonu mais ba tey dañ kaa yaakaaroon si ay secte satanique yenn secte satanique yi mais yaakaaruñ ko woon si wàllum góor jigéen léegi li nga wax si drapeau bi nag dafa maanaam yëngal na suñu xel léegi ñu bëggoon nag nga wax ñu ba xam nga wax ñu maanaam spiritualité bi nga xam ne ngóor jigéen am na ko ak spiritualité bi nga xam ne seen drapeau bu am na ko. waaw dafa am aaya ma leen xoolal ci Alxuraan aaya boobu ba mu koy njëkkee gis jaaxal na ma maa ngi koy wax ci tool parce que dama gis yàlla dafa taxé góor jigéen de mushrik mushrik bu ñu ko waxee mooy kuy bokkaale borom bi léegi nag après ba ma gëstoo xoolaat mbir mi comprendre naa xam naa lu yàlla bëgg expliquer waaye yaakaar naa comprendre naa ko ndaxte góor jigéen moo desee seen drapeau bi sànq wax naa ne juróom benn couleur yi couleur bu ne dafa am lu muy symboliser couleur bu njëkk yi mooy bu xonq rouge bi ça symbolise la vie dina mooy dund gi ñaareelu couleur bi muy nu tudd orange day symboliser le réconfort ñetteelu couleur bi di jaune day symboliser le soleil jant gi nag moom lu mu ci doon bu jaaxal na ma beneen couleur bu topp muy le vert day symboliser la nature couleur bu topp muy le bleu day symboliser l'art après beneen daal di ñëw nekk violet boobu nag mooy symboliser la spiritualité dégg nga boobu mooy symboliser la spiritualité boobu symbole la spiritualité bi ñu ko waxee effectivement xel yi dana dem ci diine xam nga boo demee ci kii nu tudd bu njëkk kii nu tudd Sodoma ak Gomorrhe dañ doon pratiquer lu naan homosexualité et prostitution rituelle homosexualité et prostitution rituelle da ko doon pratiquer rituel bi ñu ko waxee ça veut dire que dafa am benn yàlla ju ñu màggal
loolu tamit ba ci waa Babylone boo xoolee loolu moo fa nekkoon góor jigéen bu nekkoon si ñoom góor jigéen gi du ngóor jigéen pour ngóor jigéen mais ça veut dire que dafa am ay dañ doon màggal seen xërëm yi ci kaw loolu noonu dañ doon jaamu seen xërëm di leen màggal yaa ngi dégg loolu si moo tax wax naa leen sànq Léonard de Vinci boo xool homosexualité bu mu nekkoon bu mu du nekk homosexualité spirituelle la mooy du question ngóor jigéen pour ngóor jigéen mais parce que ngóor jigéen gi dafa ànd ak maanaam culte dafa am na lu ñuy vénéré lu ñuy jaamu ci loolu ndax moo def bokkoon benn secte bu naan Prieuré de Sion benn secte boo xam ne la dañuy woote ne ñoom ndono bi nga xam ne yontal Insa bàyyi nag fi ñoom ñoo ko yor ndono yontal Insa bi ñoo ko yor loolu la ñuy woote léegi secte boobu noonu boo xoolee kon moo tax moom si la bokkoon moo tax ñu ne góor jigéen bu nekk moom c'est une homosexualité spirituelle dégg nga léegi comme ba tey bu ñu ñëwee ci drapeau góor jigéen bi ni bële bi nekk spiritualité waaw nu mu tudd bële mooy spiritualité bële bi nekk spiritualité on se pose la question léegi spiritualité boobu ban spiritualité la yaa ngi dégg mais spiritualité boobu pourquoi parce que ñoom boo xoolee dama yaakaar ne dafa am ci biir loo xam ne peut-être mbirum secret la mbirum loge la loo xam ne amaana góor jigéen ñëpp ñoo comprendre ndax même ci wàllu franc-maçonnerie am nañu ne am na daraja boo xam ne nit bu fa tollee foog mu def rapport homosexuel bu mën a jàll yeneen digg yu ko féete kaw waaw foog mu def rapport homosexuel waaw foog nga tëdd góor boo dee baa nga tëdd jigéen moo xam daal ça dépend la fay laaj dégg nga boo dee jigéen wala boo dee góor fu nga mën a jàll daraja yi nga xam moo féete kaw boo xoolee yàlla dafa wax ci ba mu wax biim góor jigéen dafa déparé ci fii mu ne ci soowatul Namli mu ne wa luutan isxaal li qawmihi mu ne wa luutan mu ne fàttaliku Luut isxaal li qawmihi boo ma waxee gaayam ya ataatunal faahishata boo xam da ngeen dikk si ñaawteef boo xam ne wa antum tey yéen tubsiruuna li ngeen def xam ngeen ko yéen a ko tey xam ngeen li ngeen def baaxul yéen a ko tey aynakum la taatuna rijaala shahwatan min duni nisaa mu ne ba xam yéen da ngeen dikkee nag bànneex da ngeen bànneexu ci góor ñi bàyyi jigéen ñi n'est-ce pas bal antum waale yéen nag xaw mun ay da ngeen nekk ay gaa yoo xam ne tëj xew lu na da ngeen réer kon yàlla xamal na ne ci da ngay dégg ci wax ji ne góor jigéen ku réew dëgg moo ko mën a nekk ku réew foog nga réew dëgg pour nangu mu ne fa maa kaana jawaabu qawmihi mu ne gaay mi tontuñu ko lu du ñu ne ilaan xaalu lu du ñu wax axiju aala luuti min xaryatikum luuta gaay mi génne leen seen dëkk bi maanaam den di menacé ne góor jigéen seen biir dafa ànd ak menace boo laalee seen mbir ñu commencé la menacé ñu commencé daan leen luut daal dañu ko génne dëkk bi moom ay waa këram comme day dox dox lu suñu kaw mu ne innahum mu ne ñoom unaas ay nit lañ yoo xam ne yeta taxawuna dañuy jéem a sellu di laab-laablu luut ak waa kër dañuy jéem a sellu di laab-laablu gis nga góor jigéen noonu la gisee nit ku waxee danaa la waaw li ngay jaay ñun faaluñu ko ay sëriñ si ay góor jigéen lañu mënoo jaay lu ñu saf di gis nga c'est-à-dire que loolu seen miir la pour ñoom day sellu la ñu wax daal luut ak waa kër yàlla daane fancee naahu ñu musal ko moom luut waax lahu ak ay ñoñam ilaa imraate ba mu des soxnaam soxna si dafa bokk fa qadarnaaha dañu moom minal ghaabiriina mu ne soxna si moom dañ ko boole si ñi nga xam ñoom lañu wax alak lu tax ñu alak soxna si góor jigéen fu mu nekk jigéen la koy doole boo xoolee yàlla bu dee duma góor jigéen ñi ñoom jigéen ñi lay boole ndax góor jigéen foo ko fekk jigéen la koy moo koy dooleel ndax jigéen da mel ni yàlla baal maa ngi jégal suñu seydaa yi dañuy xaw lëngoog seytaane moo tax wicc ak birch boo xoolee sawantewuñu fi dégg anglais xam na la xay wax jiw sawante yooyu jegente moo tax yàlla bu dee duma góor jigéen moom xam naa jigéen lañ njëkk sa ko maytuwul moo tax buñ wax naa sànq ne boo xoolee daa gis ay góor jigéen di fekkaan ay jigéen ñuy togg mbaxalu góor jigéen mbaxa LGBT comme ba togg ay nangam sàngam ak yooyu noonu ñëpp a ñu fa bu nekkee ci xew yi sax da ngay gis jigéen ñeen tàcc ñuy fecc ñu leen encouragé moo tax jabar lu bi tamit moom moo nekkoon day góor jigéen yi moo tax yàlla ne ko sa jabar ji day na koy boole si damay duma wamta na alayhi matran yàlla ne dama taw si ñoom ab taw ñu ne yàlla ab taw xeew la taw si ñoom sa beneen aaya da koy leeral ci beneen saa taw xeew la taw seen kaw yaa ngi dégg mu ne fa saa matrul munzirin mu ne wala munzarin mu ne ñaaw na taw bi nga xam ne taw na ko ci kaw ñii nga xam ne waar nañ leen ba sonn dégg mu daan leen xulil alhamdulilah wax alhamdulilah nga sant yàlla alhamdulilah wasalaamu ala ibadi lazina istafa
yàlla jaam yàlla nekk ci jaam ñi nga xam ne yàlla tànn na leen ba muy daal aaya bi lu mu wax dafa ne mu ne mu ne ilaahum mu ne allahu xayrun ammaa yushrikuuna ba xam yàlla moo gën wala li nga xam ne ñu ngi koy bokkaale ma diggante yàlla ak li nga xam ne ñoom góor jigéen ñi ngi koy bokkaale ba moo gën kon day gis ne kon góor jigéen luut yi di woon question de góor ji kese mais am na beneen bokkaale gu nekk ci biir kon dafa mel ni mooy bu ne dañoo def homosexualité rituelle boo xoolee aaya da koy dëggal moo dem ne allahu xayrun ammaa yushrikuuna ba xam yàlla moo gën wala li nga dañ koy bokkaale yàlla nasteg daan aman xalaq samaawaati wal arda ba xam ki bind asamaan suuf wa anzala lakum mina samaa'i maa'an mu wàccee asamaan ndox mu bàyyi ko ci asamaan su muy taw mu ne fan bat naa bii xadaayiqa moite mu saxal ci loolee ay jardin bëjëtin jardin yu rafet yu taaru yu nice maakaan lu ko mën a nekkul leen ñeel an tunbitu ngeen di màggal sajaraha garab yi yéen ay màggal garab da ngay yeewu gis garab yi di màgg dem mun a ilaahun ba xam dafa am yàlla mahallaahi ànd ak yàlla ba xam dafa am beneen yàlla bu fi nekk di ànd ak yàlla mu ne bal waaye nag ñoom góor jigéen yooyee xaw mun ay gaay la ni yoo xam ne yaa di lu na dañu utay yàlla ay àndandoo ay maas kon boo xoolee kon góor jigéen bii waa Sodom doon def muy xeet yoon yàlla lu dafa ànd ak maanaam dafa mel am na benn culture buñ doon voué benn yàlla bu Babylone bi yàlla moo nekkoon Baal wala Astarté wala dañu yàlla seen yàlla naan Baal wala des Astarté moo ma doon màggal ci acte góor jigéen yi nga xam moom la doon def léegi nag kon loolu tey moo tax góor jigéen am na dimension ésotérique wala dimension spirituelle n'est-ce pas xam naa nag dama gën ñu bëri nag ay victimes la ñu doon xamuñu lu xew waaw waaw baax na ginnaaw loolu léegi amoon nañ beneen laaj boo xam ne laaj bu dafa nekk laaj bu important muy wàllum góor jigéen dégg nañ saa nu nga ko waxee maanaam wër na nekk na si àdduna wërngal képp ba xanaa Sénégal bi ñu nekk sax am na si min nañ sa dégg nañ say wax benn jour nga ñuy wax ne ay at si ginnaaw si biir 19e si biir 20e siècle bii passé France am na benn ndaw si jigéen soo xam ne pooj bi rek moo génnoon gars yi def manifestation bu métti kon bu ñu déggee wax ñi nga xam ne kon xataa France bi nga xam ne moom la bàyyi di wax daari fasi kii na poussala France sax moom daanaka ay at si ginnaaw amoon na ay vertu amoon nañu ay affaire yu doon bañ quoi mais ba Sénégal bi nga xam ne daanaka fii koo fi jël bu ñu nee góor jigéen la xam nga la jaa defaree wax naan nit ki la mu nàmpalee gàll mais fii bëri na góor jigéen daanaka dañuy gàll loo xam ne nàmpuñu ko ndax Sénégal fii da ngay gis ñoo xam ne dañuy nekk si ay famille yoo xam ne famille yu baax famille yu am ay vertu gëm ay ngor ay ngaar mi di ay bañkat jég ji am benn as waay su dudd rek maag nekk ab góor jigéen di damb loxo beeg lamsara yi kenn xamul léegi loolu nag bëggoon ñu loolu nag poussé ñu bëggoon laaj ñun lan mooy cosaan góor jigéen lan moo koy sabab lan moo koy def si nit quoi lan mooy cosaan ndax bu ñu gisee ñoo xam ne dañ leen yar leen si ay yar yu baax teg leen fi ñu leen teg ñu maag nekk ay góor jigéen affaire dañuy jaaxal léegi ñu bëggoon laaj maanaam lan mooy cosaanu góor jigéen waaw cosaanu góor jigéen nag boo ko xëy dafay différencier avant góor jigéen dafa am ay façon am na góor jigéen boo xam ne dafay efféminé maanaam yow yëfi jigéen dama loxo comme ça comme waxoon sànq ak sabandoo ba yaa ngi dégg am na góor jigéen boobu da nekk gentleman nii dara amul benn kii nii ah doo ko xam ne amul benn trace mais góor moom liggéeyam ci góor lay liggéey du liggéey lu si góor yaa ngi dégg boobu dafa am na moom góor jigéen moom laa gisoon Colobane yaa ngi dégg moo tax kon léegi nag de toute façon léegi ñaari góor jigéen yëpp bu ci nekk la moo ko sabab muy question bi léegi na wax nga sànq wàllum éducation bi ñi koy def si doom yi mais man dama gis ne yoon daf na ci gis ne kullu mawludin yulad ala fitra mu ne képp kuy juddu da ngay juddu ci sainteté pureté cialité ngay juddoo mu ne fa boo yu nasaraan yi mu ne ay waajuram ñoo koy def nasaraan wala ñoo koy def juif wala ñoo ko def majuus kon boo xoolee hadis bi dafa jël responsabilité gàll ko parents yi d'abord cela veut dire que donc est-ce que éducation bi war est-ce que parents yi def na ko ci moom avant may dem fenn d'abord hadis boobu dàq na lu Sigmund Freud wax ndax Freud dafa ne góor jigéen nit ki da koy judduwaale yaa ngi dégg wala sax yenn scientifique dañ ne góor jigéen nit da koy judduwaale ne problème hormone la bu fekkee ba mu nekkee état de fœtus forme yooyu hormone bi nga xam ne mooy testostérone dafa gën a bari ci moom te moom mu nekk dafa am benn pic bu mu atteindre ci moom te moom mu nekkoon li nga xam ne mooy jigéen
kooku dafay xaw a góoree moom dafay bëgg di satisfaire di sëy ay moomu jigéenam te jigéen la mais dafa hormone testostérone hormone boobu hormone masculin la tudd. progestérone mooy hormone féminin ñu ne kooku jigéen la mais dafa bëri testostérone ci yaram bi muy hormone masculin kon dafay bëgg a nekk jigéen di taxawaay góor di sëy ay moomu jigéenam. ñu ne ki nga xam ne hormone bi nga xam mooy progestérone dafa bari ci moom te muy góor ndax progestérone hormone boobu hormone jigéen la bu bëree ci góor gi di nit ki te muy góor moo dafay bëgg ni yow comportement jigéen mun même bi yow comportement jigéen ci kaw si ay gestes ma xel mi mental bi day jigéene moo dafay bëgg ay góor di ko tëddee boo xoolee am na ñoo xam ne noonu lañ bëgg a expliquer genre homosexualité mais lii ça tient pas debout la mooy damu tànk yi mooy bu fekkee dañ ne ki nga xam ne mooy góor ñu ne bu fekkee dafa bëri progestérone ci moom dafay bëgg góor yi di ko tëddee loolu la ñuy wax waaw léegi nag góor bu koy tëddee moom góor bu ban hormone moo bari ci moom góor bu bëgg tëddee góor ñi ban hormone moo bari ci moom. testostérone. testostérone. testostérone am loolu problème la. góor boobu di tëddee moom kooku nga d'accord fekk d'accord na ak ñoom mais kooku nga xam ne moom dafa yor ay waa yàlla bëgg tëddee góor ñi kooku ban hormone moo bari ci moom. de tontooguñ ko te duñ ko tontu léegi nag jigéen bi nga xam ne moom dafay tëddee jigéen nee nañ kooku testostérone moo bari ci moom d'accord nañu léegi nag mais jigéen bi nga xam nangu nañu koy tëddee ban hormone moo bari ci moom ko waa gis la ko xam nga loolu problème la waaw léegi nag bisexuel ki nga xam day tëddee góor tëddee jigéen ban hormone moo ëpp ci moom ba mu mel noonu. équilibre waaw booy ko équilibre kay na nekk hétérosexuel kon ça veut dire que kon seen théorie scientifique boobu ça tient pas debout mais nag góor jigéen dañuy yeewu ñoom ay boom xam-xam ay xalaatkat ay scientifique yoo xam ne dañuy bëgg mbir mi di ko expliquer jëme ko foofu pour jéem a convaincre nit ñi scientifiquement kon thèse scientifique bi ne nit ki dafay judduwaale mbir mi du dëgg moo di yontu Maama sallallahu alayhi wa sallam kulli mawludin yuladu ala fitra képp kuy juddu da nga judduwaale pureté sell di ko mat sa kay géej da nga judduwaale kon góor jigéen kenn du ko judduwaale ki nga mooy Sigmund Freud ci abrégé de psychanalyse dafa mu ne góor jigéen du ko indi muy mu ne nit ki bu juddoo léegi nag sexualité am bu ko dee tabax mun na ko tabaxee si ñaar benn bi mu ne par étayage wala par narcissisme par étayage mooy maanaam mu wékk ko ci kenn ci ay waajuram moo xam ki nga xam ne moo koy dundal muy yaayam wala ki nga xam ne moo koy assurer sécurité muy baayam bu ko defee mu jaaree maanaam moom sexualité développé ko à travers ñoom exemple tey moo tax moo bëggee yaatal lu mu wax mooy jigéen bu nekk sa baay ngay jëkkoon waaw nee na jigéen bu nekk soo juddee sa baay nga ngay jëkkoon tey sa premier amant mooy sa baay xaw ma sa premier ngay jëkkoon mooy sa baay moom ngay nopp léegi nag boo màggee ci loolu nag léegi boo demee ba nekk jigéen mënoo def inceste parce que règle sociale yeeg norme yeeg aay yeeg addis yeeg yooyu ngay gis day dis sa kaw mais sa baay ngay wër moo tax jigéen bu ne la mari idéal mooy góor bu gën a nuy bàyyam ci moom yaa ngi dégg léegi boo nekkee jigéen góor sa yaa ngay jëkk a nopp nee na moo tax namp ngeen namp nii boo xoolee sax wenn yaay moom grâce au rapport sexuel la ween gi ci su ween gi di génn waaw kii nii. liir bu góor buy nàmp day kii daal. day sëy. moom la wax day jógal daal micro érection. waaw day am micro érection waaw day ay micro érection day maanaam day taxawal yaa ngi dégg léegi mu ne Sigmund Freud moom lépp rapport sexuel la ci moom lépp tout àdduna noonu la day xam naa suñu mois bi la dox xam naa sëy bu gars yi dox xam naa ba Sigmund Freud ñëw moo koy jàngale xam naa day sëy bu nekk këtal yaa ngi dégg léegi Sigmund mu ne comme bu dee góor gi yaayam lay jëkk a nopp léegi moom bu màggee léegi moom yaayam lay wër si jigéen ñi moo tax la femme idéale si moom mooy jigéen bi nga xam moo gën nuru yaayam kon kooku bu jaaree noonu kooku sexualité par étayage kooku assuré na ko bu dee jigéen góor lay bëgg bu dee góor jigéen lay bëgg amul problème mais narcissisme bi nag mooy problème narcissisme boo ko dégg dafa am benn narcisse benn waaye la boo xam ne mosu seetu mu ñëw tim dex gi def nii rek gis boppam mu rafet lool si ndox mi
mu ne ma waay yow ndeke mën laa bóoy mais la moo tax may gi seet di gën a bóo topp ndox mi di xool ba daanu si ndox mi lap ba mu daanu si ndox mi lap daal di lap daal di dee ak benn fleur daa fay sax fleur boobu tubaab tuddee ko narcisse moo tax narcissisme bi ñu ko waxee mooy problème la psychologique boo xam nit ki boppam mi ngi la bëgg boppam kese la bëgg mu ne nag ñi nga xam ne nag seen développé seen sexualité dañ ko développé si narcissisme ñooñu seen bopp rek lañ bëgg xool utuñu seen baay utuñu seen ndey seen bopp la ñuy wut la ñuy wër moo tax ku mel ni ñoom la ñuy bëgg moo tax bu dee góor ni moom lay bëgg bu dee jigéen ni moom lay bëgg c'est très beau mais c'est faux en fait na loolu développement en fait mais wérul ay théorie la ay wax nii rek mais ça ne tient pas debout léegi nag kon lii ngóor jigéen bu ñu xoolee lan mooy cause principale dañ koy delloo maanaam de manière générale ci parents yi muy problème éducation am na ñu ne jigéen boo ko dee baleloo di ko dëbbuloo di ko rootloo di ko day nekk góor jigéen loolu c'est faux bu doon loolu ma nekk góor jigéen dem naa marché ba tey géej yëpp xam naa leen géej ji bë géej ji koom géej ji nangam sangam yëpp xam naa leen parce que sama yaay def am boobu sama doom ya nag doom jigéen la am kooku xale bu ndaw la ñoo dem marché te kon nag te du jaww ma naan la jox ma saako dem hôtel boo xam fan fu mu wax maa ko wax yaa mais du góor jigéen kenn loolu c'est fou bu doon loolu la Samba Gelaay jigéen mi ngay dégg ci Fouta toog nekk góor jigéen ba mu nekk xale yëpp yéeg xale la ko doon solal ndax dañ doon bañ ay doomu baayam xam ne baayam ak juuna doom bi ko mën a doon ñu rey histoire bu gudd la yéeg jigéen la ko doon solal ba ci Louis premier bu France amoon na benn petit frère boo xam ne yéeg jigéen kese na ko doon solal ou te pour efféminer ko mu yow yëfi jigéen pour que ëllëg bu màggee bu mu xëccoog lii nguur gi teewul xëccoo naag moom rey nangu nguur gi ci moom kon boo xoolee kon loolu du wax ne ay yëri jigéen ak yooyu ay nangam sàngam mais bu ne éducation muy yont moom sax ba salaa salaam dafa am lu mu jàngale dafa ne boo amee ay doom nekk xale bi ñu commencé xàmmee tuuti na nga bu ñu bokk sàngukaay couverture yi ñuy sàngoo mbàjj bu ñu bokk mbàjj mi ñuy sàngoo léegi nag wax ji yonent moom boo xam dafay wax rek sànni léegi dafay des na léegi ulul albaab ñu développé wax ji tëj ko ba ma gëstoo wax ji dama gis ne xam nga sunkaaw sa doom ji fàttali ne yàlla yokk fanam boo xoolee boo tëddee def nii tëddee yooyu dafay dugg sa biir fii lay dugg bokkatu fa di nelaw boo seetloo boo nee mi ngi nelaw na xaamu jug ndànk boo jugee ndànk yor tuuti dem da ngay jékki-jékki mu jooy ne sa doom ji yeewu na xam nga lan moo ko yee ba nga tëddee noonu ci wetam dafa benn chaleur boo koy transféré chaleur boobu ngay transféré sa doom ji chaleur boobu nag xale bi ci lay jàppee neex di ci chauffé wu léegi nag yow boo jugee léegi nag maanaam dafa mel ni que noo mën a xam nga la résistance boo ko branché si courant boo ko bàyyee dana am benn temps bu ndaw courant bi soo ko vidéo ci moom léegi xale bu tëddee dafay chargé wu chaleur léegi nag boo jugee am na benn réserve de chaleur bu ndaw bu nekk ci moom boo ko conservé ba réserve bi daal jeex rek automatiquement day jug day yeewu day seet lu ko doon chauffé anam c'est comprendre bi léegi nag ñaari xale bu ñu bokkee tëdd sàngoo mbàjj day nekk yëpp ñaari góor wala ñaari jigéen de même sexe ba tey ñaari góor foo la gisee am na ku gën a góore ñaari góor ñu gisee am na góor boo xam ne boo xoolee baat bi day nooy damm day wax ci bien que kooku nag mën na bañ a nekk góor jigéen nag mën na nekk góor normal soxlawul jigéen kenn du ko féete ginnaaw waaye nag kooku ba tey boo xoolee testostérone am dafa xaw a néew par rapport ki nga xam ne bu dee nga yaakaar instant yi ak asamaan si dënn waaw comprendre waaw moo tax dañuy gën a góorante léegi bu fekkee ñaari xale yi nag dafa am ku gën a nekk ku gën a góore moo ëpp testostérone nekk ñaari góor exemple tey buñ tëddee ñoom ñaar sàngoo benn mbaaj mi léegi nag il peut arriver comme ki nga xam ne moo gën a féegi d'habitude bu jigéen mooy day bëgg bokkatoo yooyu day bëgg bokkatoo yi d'habitude noonu lay def comme jigéen bokkatu yi jigéen rek gën a bëgg ko góor d'habitude luy normal sax mooy sa jabar bokkal sa loxo mais boo dee bokkal sa loxo jabar problème la yaa ngi dégg léegi nag bu ko defee nag moom mën na bokkatu bu bokkatoo ci kaw kee couvrir ko léegi dafay commencer di sentir moom benn sentiment de sécurité ci loxoy kooku
kooku di ko wax di ko transfert benn chaleur boobu nag di ko commencé di ko indi ay leer ak tamit boo xool nit ki bu yeewoo faja bu fekkee daa dalu ko day gis ne affaire bi dafay jóg dégg waaye dafay xool na fii kenn loolu profane mbir na waaw léegi nag bu ko defee nag nit ki xale yi bu gisee bu bokkatoo ci moom waa ji yeewoo faja affaire bi ne kat jóg fudd bu fuddoo jam kooku ci ginnaaw isa gis nañ ma la léegi nag kooku loolu mun na ko jox benn mun na am lu muy yee ci moom benn sentiment ci moom ndax homosexualité ku ne am nga ko ne mi ngi nelaw ci yow waaw homosexualité ku ne am nga ko mi ngi nelaw ci yow boo gisee homosexuel di visible ci télé di wane di affiché di sonal nit ñi image parce que dañu bëgg a yee homosexualité bu nekk si nit ñi lañu bëgg a yee yaa ngi dégg exemple tey am na ñoo xam te bu ñu déggee coow homosexuel sëy góor jigéen yooyu des fois góor romb leen sax ñu xool ginnaaw gi xalaat ba affaire lu mu mën attention déedéet loolu leer laa door bu dee daan yomb na mais mujj moo jafe ah dégg xam nga ku nekk bon dafa nekk ci yow baax nekk ci yow si ñu yee ko rek si biir la tuuti mu am lu mu yee ñu yee ko mu yeewu ci yow li homosexuel loolu lañu comprendre xam na ne homosexualité après na entre parenthèse am na benn am na Ludovic Mohammed dana gën a ñëwaat ci moom man imaamu Gauddier ba ngay dégg France mais imaam boobu nee na moom à l'âge de 17 ans la xam ne homosexuel la dafa seetaan France de loolu seetaan France 2 benn émission am benn couple homosexuel bu taxaw daan affirmé ñooy homosexuel lañu ñoom nee na si la gisee ne moom si la sentir moom homosexuel la c'est gis nga kooku day catalyser réaction catalyseur la wala chimiste ne gars yi en réaction chimique catalyseur kon kooku image mu gis moom catalyser réaction moo na après ci moom homosexualité yaa ngi dégg waa bisala dégg nga kon léegi bu ma delsee léegi kon loolu kooku noonu kon geste boobu ma wax sànq ci kooku ni muy ëmbee keneen ki di mën a yeewu affaire bi jóg am fu mu tegu ci kooku loolu mun na déclencher homosexualité bi nga xam moo ne ci kookee kazalika mu ngi jëlee ci jigéen tamit kazalika kon moo tax loolu ça veut dire que loolu yaay xale bokk sàng benn couverture loolu facteur la boo xam ne mënuñ homosexualité te am na doole bari moo tax yoon daal tere woon ñaay ñii di bokk ñaari xale di bokk sàngookaay même bu dee ay jigéen ak góor sax ñaari inceste mën na ci di am moo tax kon dans ce cas de figure tamit moo tax kon loolu homosexualité bu ma analyse ma si def mooy lu bari loolu di ciy joué beneen bi aussi des fois tamit am na aussi benn bu ci bokk tamit muy ça veut dire que maanaam jigéen wala jabar dafa jafe Sénégal dëkk benn Sénégal dëkk yi ba te Sénégal tane am na dëkk bu tane de dëkk naar yi ni dana dund ba ne doom jabar ndax tellement que jabar dafa cher la femme coûte très cher ma féministe yi léegi ne ma dee yaa ngi dégg ndaxte bu fekkee léegi nag am na kenn koo xam ne moom mi ngi sëy góor dafa amul jigéen bu kenn na waaw non du raison déedéet ça veut dire que du raison effectivement mais boo di analyser problème bi yow utoo raison wala da ngay analyser la mooy fee bi pour que solution day am ñu ko foofu lañ jaay ut solution ndaxte bu fekkee ki nga xam ne moom soxla na jigéen ba finalement loxoom la jël di ko jotee loxoom mais bu jotee pax daw fa ça veut dire que moo tax tamit kon mbirum góor jigéen tamit bokk na ci li ko mooy c'est-à-dire que jabar bu jafe te aussi bokk na ci d'une part loxo mun na sabab li nga mooy mbirum góor jigéen kon boo xoolee facteurs yi mën na bari mais man li ma ci gën a répertorier mooy ci daal bugg moo xool li mel ni comme tëraay bi ak wàllu jabar bi nga xam ne jafe na yaa ngi dégg ak yu demee noonu daal xam naa ñàkk yeneen mais yeneen sa xel moom yëpp mu gën a fa lañuy fanaan ok baax na ginnaaw loolu comme que gis nañ nga càmbar mbir yi nga xam ne ñoom ñooy sabab bi wàllum góor jigéen expliqué aussi tëddaay bi nga xam ne gars yi dañ koy bokk di bokk sàngukaay te leen saa sam tere ko expliqué tamit si jabar bi nga xam ne dafa jafe waaw léegi ginnaaw loolu ak beneen muy pauvreté ba ma fàtte ndax am na góor jigéen yi bëri ñoo xam ne xaalis kott mën a si dugal comme yi aw jamono ji moom da ngay dégg ne boo nekkee góor jigéen da ngay am xaalis waaw koo xam ne dañ kaa fay di ko tëddi am na koo xam ne prostituée la ci góor jigéen gentleman la am na jabar am ay doom mais bu guddee doo am oto bi may liggéey wala benn barab may liggéey suuf fekk caga góor jigéen la
dafay dem nekk ak gars yi fanaano gars yi fay ko xaalis bu ñëw bu ñëwee tëddi commencé joxe dépense di nelaw ku yëngu yi ay si bopp daa fanaan liggéey doo yem benn place fekk kooku mel aussi sous-développement pauvreté bi tamit boo xoolee ñoom góor jigéen dañu abusé wu ci loolu dëkk mel africain dañoo sous-développé indi xaalis pour corrompre nit ñi bokk na ci waaw waaw ginnaaw loolu répertorié na ñett causes yi nga xam ne lim nga ko léegi ñu bëggoon ñëw si maanaam conséquences yi nga xam ne góor jigéen moo ko am ndax mbir mi tey dafa xaw a doy waar maanaam xam nga tey bu dee góor ak jigéen xam nga dañ tubaab di doon wax naan ñaari boor positif du ñu ànd léegi noonu tam ñaari boor négatif du ñu ànd da ngay jël boor positif dañuy def répulsion le physicien waxoon c'est répulsion waaw nga jël benn boor positif ak boor négatif ñu mën a ànd mais bu ñu gisee wàllum góor jigéen da ngay gis góor ak moromu góoram bu dee jigéen bu dee maanaam góor ak jigéen bu ma dugg si gars yi xam nañ mais bu dee góor ak góor maanaam amul foo koy jam yow du nga yor loolu nga yor léegi boo koy lii da ngay dem uti dungur ba da ngay dem foo nga xam ne loolu taxu kaa jóg foofu nga koy ut amul mbiru léegi dafa xaw a doy waar léegi ñuy laajte léegi ba xam loolu amul yenn conséquences yi nga xam ne mën na kaa indil góor jigéen boobu si moom kooku si moom di ko def ndax dégg nañ tamit si ay wax gars yi naan ko premier cas wu sida yi si ay góor jigéen lañ ko liggéey xam ñu ba xam góor jigéen moo ko indi am déet bëgg nañ tamit xam ginnaaw conséquences yi nga xam ne mën na kaa indi góor jigéen yi yan conséquences la mën a am si maanaam si société bi nga xam ne si dañuy dundee waaw xam nga góor jigéen moom conséquence am li ma ko bëggee wax dama indi hadis bi nga xam ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko gars yëpp nuñ ko kullu muhdathatin bid'a kullu bid'atin dalaala kullu dalaala fi naar lépp lu sos bid'a la bépp bid'a réer la bépp réer gars yi ne safara lu jëmee borom yawmal qiyaam ne fii naar laa dégg mooy mi ngi safara day laa léegi loolu mooy lan muy xam nga dafa am bi ñu xam diine dafa am ñuy jaamoo yàlla ñuy jullee boo yeewoo def sa tisbaar 5 rak indi nga biddaa si julli ginnaaw bu njëkk ba ginnaaw sunna si ginnaaw si sunna mooy méthode mooy yoon rek yoon ginnaaw normal bu sunna mooy ginnaaw yi nit ku ñuul c'est comme tiir c'est comme petaaw nangam sàngam bañ indee biddaa ci ginnaaw muy ginnaaw élevage yàpp gi bari na mais tawat yi bari na mbay bu njëkk ba li woon sunna ci mbay mooy bio mbay naturellement amul engrais amul leneen amul pesticide amul nématode amul yooyu noonu léegi bañ tey bañ ay engrais pesticides yéegi nangam sàngam ak yooyu mbay mi gën a gaaw ñaaw gën a ponkal gën a rafet yaa ngi dégg boobu la problème yi gën a yu santé yi gën a yokk ndax la ñu ndax mbir mi baaxul gàncax gu sën la yaa ngi dégg tubaab bañ dee ba comprendre loolu sax dañ ne nañ dellu si sunna ci mbay mooy manger bio moo leen dellu sunna ci mbay sëy tamit dafa am luy sunna ci sëy dafa am buñ nee sëy fii sunna mooy boo fekkoon tey ñaari xale luy def lu mag ñi tuddee yëpp saay-saay doo gis ku góor ki di jëm laal bu ko jigéen ki waaye doo gis ku góor ki tamit xale bu góor bi jël awraam sexal ko xale bu jigéen bi waaye doo gis tamit xale bu góor bi di jigéen bi tëb ko ci awra xale bu jigéen bi doo gis looy gis mooy xale bu góor bi jéem na jël sàkkaraam def ko ci bu jigéen bi noonu la